asalaamaaleykum waa Dalifort ak li ko wër ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci yéen ci turam ak santam di wax ne ñu ngi leen di dalal fii ci ëttum association entraide communautaire bu Dalifort ànd ci ak waa Da Vision Channel di dalal suñu benn naataango suñu gan suñu xarit suñu rak monsieur Alyse Diatta nga xamante ne ni kenn la ci ñi nekk ci état civil bu Dalifort ñëwoon fii tey nag pour waxtaan ak yéen mbiru état civil digganteem ak doomu aadama bi kon ñu permettre monsieur Diatta mu présenter. maa leen di nuyu bu baax di lay fay grand frère di wax ne maa ngi tudd Alyse Diatta nekk agent municipal yore état civil bu Dalifort di am mbégte ñu ñëw ci plateau Da Vision Channel pour waxtaanee li nga xamante ne moo jëm ci état civil importance bi mu am ci doomu aadama ak ci àdduna bi. sabab bi léegi pour lu siwaat ci wax ji dama bëggoon rek ci tënk monsieur Diatta nga wax ñu lan mooy état civil. donc état civil mooy li nga xamante ne bu fekkee dañ koy tudd rek dafay laaj ñu xalaat ni wala suñu xel dem ci doomu aadama ci boppam turam santam kañ la juddu fan la juddoo kuy papaam kuy yaayam et cetera donc loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu mën a tekki ci baatu état civil. waaye également baatu état civil mun nañ koo tekki ne mooy bërëb bi nga xamante ne ni li ma la wax sànq ne la doomu aadama bi nu mu tudd kañ la juddu fan la juddoo fa nga xamante ne fa lañ koy enregistré fa lañ koy déclaré fa lañ ko bind ci àdduna jeex na ñu daal koy bind ci registre bi. donc boo ñëwoon état civil ba di nga ko fekk ñetti façon registre yooyu registre naissance registre mariage waaye tamit registre décès donc ak yeneen kayit yi nga xamante ne xañ na ma nga fa boo koy tënk daal loolu moom mooy état civil. que ne diggante doomu aadama bi ak état civil am na lënkaloo bu nekk seen diggante am na ànd boo xamante ne ni dañ ko waroon ànd tey bu ñu ko doon toppalante ci yoon ànd boobu yan étape moo ci am parce que tudd nga fi ñetti mbir yi nga tudd wax nga juddu bi wax nga dugg ci néegu sëy wax nga génn àdduna waaye ci toppalante bi yooyu ak yeneen yi nekk ci diggante bi tey buñ ko doon wax nan lañ ko war a mën a màndargalee. waaw xam nga dañuy jàpp ne rek doomu aadama laataa moo juddu ñu jéggal ma bu fekkee ne xaw na ñaaw laataa moo juddu dafa fekk xëj na ñaari wayjur di dencante mooy wayjur bu góor ak wayjur bu jigéen ma nga commencé ci foofu donc bu fekkee ne mariage am na déclaré nañ ko ca jàkk ja takk nañ sëy ba sa jàkk ja donc foofu dafay jaadu gannaaw ba ñu fa jógee ñu daal di ñëw ci mairie ba daal di def lu ñuy tuddee déclaration de mariage su ko defee officier d'état civil bi daal di recevoir déclaration bi bind ko ci registre bi nga xamante ne moom moo laaj de mariage déclaration mariage buñ fa jógee xëy na ñu dawal juróom-ñeenti weer wala sax fukk mu ngi dépendre ci loolu bu yàlla nangoo mu am lu ñuy tuddee naissance maanaam xale juddu bu xale juddoo muy góor wala muy jigéen dafay laaj tamit xale boobu ñu mun koo mandargal gannaaw bi ñu ko joxee tur ak sant xam fan la juddoo xam ci ban structure sanitaire maanaam ban hôpital moo xam maternité la wala dispensaire la mais bërëbu fajukaay bi nga xamante ne daal donc nit mun na faa juddoo mu juddoo foofu docteur bi nga xamante ne moom moo fa nekk di sage-femme bi wala médecin bi wala matrone bi tey liggéey ci structure sanitaire boobu daal di koy jox beneen kayit bi ñu naan un certificat d'accouchement donc foofu ñu daal di indi kayit yooyu yëpp gannaaw bi ko papaam joxe li ñuy tuddee carte d'identité mais yaayam également joxe li ñuy tuddee carte d'identité wala bépp pièce bi nga xamante ne mun naa firndeel ne kii may waajuram bu góor kii may waajuram bu jigéen ñu daal di indi kayit yooyu yëpp daal di ko indi ci mairie bi jàkkaarloog officier d'état civil bi mu daal di recevoir déclaration de naissance. beneen bi si topp nag moom duñ ko ñaan waaye moom ak àdduna ñoo ànd ndax gannaaw bakkan bu ñam dund moom ala kulli yaan fa nga ñam dee donc bu nit génnee àdduna aussi dafay laaj ñu daal di koy bind ci registre bi wane ne diwkat mu ngi doon dund waaye yàlla def na li gën ci moom génn na àdduna kooku aussi dañ ko war a déclarer donc loolu foofu aussi am na ay pièces yu muy laaj
gannaaw bi ko docteur bi saytoo xool ko ba mu leer na ne kii kat génn àdduna am na kayit bi nga xamante ne moom la ko war a defaral muy constat de décès. donc constat de décès boobu boo ko boolee ak kayit yi nga xamante ne moom la waa ki gaañu moom maanaam ñu mun ko identifier mais également ki nga xamante ne moom mooy ñëw pour def déclaration bi su ko defee ñu mun ko indi daal di koy déclarer. kon boo koy seet ñetti yooyu moom moo ëpp moo gën a fës ci état civil mais aussi en dehors de ça am na yeneen kayit yoo xamante ne ni xëy na bëriwul lu ci nit ñi bàyyi xel mais ma nga fa lu ci mel ni ay certificat de vie individuel ay certificat de vie collectif ay permis d'inhumer parce que nag ku ñu mën a denc aussi ci cimetière ba ci armère ba am na kayit bi tax ñu mën laa denc. waaye état civil boo koy seet mooy àdduna ndax kuy dund di nga ko soxla waaye ku génn àdduna aussi di nga soxla état civil. kon ma bëggoon rek ñun ñëpp ñu xam ne état civil lu am solo la ci dundinu doomu aadama ba ngay dund yaa ngi koy soxla waaye boo génnee àdduna aussi da ngay soxla lu ñuy tuddee kayitu en tout cas kayitu état civil. déclaration de mariage mais bu fekkente ne nii beneen juddu am na wala juddu am na ci beneen façon bu bokkul ak ci loolu est-ce que kooku am na sañ-sañu réclamer ci kayit yooyu. par exemple koo xamante ni niñ ko faral di déggee koo xam ne dafa juddu te judduwul ci buumu sëy est-ce que kooku am na sañ-sañu laaj kayit parce que ni nga ma waxee fi mu toll nii da nga wane ne rek ku juddu ci diggante bi moom moo war a am kayit côté boobu aussi bëgg naa buñ ci mënee dellu si ñu leeral ko tuuti ngir ñi ñuy déglu. waaw question bu am solo la ndax léeg-léeg ñu jànkoonte ci ay situation yu mel noonu ndax nit ki xëy na mun na juddu te judduwul ci buumu sëy maanaam ci sëy ci ñaari waajur yi nga xamante ne xëy na ba muy juddu demu ñëwoon ca jàkka ja wala demu ñëwoon ca église ba mais xale boobu juddu tamit ci mariage boobu même droit bi xale bi juddu ci mariage conçu n'est-ce pas dafa am devoir wala droit wu ñu mun ko enregistrer da mun koo déclarer ci registre bi mais foofu da nga may tuuti rek ñu jàll tuuti parce que à côté de ces enfants yi nga xamante ne xëy na judd nañ ci mun nañ ko tuddee hors mariage maanaam seen ay waajur jur nañ ko waaye sëyuñu donc ñooñu kooku wala boo xale boobu war nañ ko mun a déclarer bu baax a baax nañu mun a xam ne diw mooy papaam diw mooy yaayam am na constat certificat d'accouchement wala certificat de naissance mu ngi dépendre rek ci structure bi ni mu ko tuddee mais ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk même valeur donc gannaaw bi mu indee kayit yooyu ñu daal di koy déclarer ci mairie bi wala déclarer ko ci état civil bi beneen bi mooy que dafa am lu ñuy tuddee un enfant naturel mooy ki nga xamante ne xëy na judd na ku judd di nga am papa di nga am yaay mais amaana xëy na papam daw na ay responsabilité am ba nanguwul wane ne man maa jur gone gi mais kooku aussi li may wax rek di ci profité waat bu baax a baax ci émission bi ngeen ma may pour mu mën a wax ak waa Dalifort waaye képp koo xamante ne yi ngi ñuy déglu un enfant naturel dafa am les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un enfant boo xamante ne waa biologique kooku yaayam na jël ay responsabilités am bu papaam jëlul ay responsabilités am na yaayam jël ay responsabilités am daal di dem ca mairie ba jàkkaarloog officier d'état civil bi def déclaration bi mais foofu li nga xamante ne xëy na moom moo ci particularité bi gone gi santu yaayam lay jël du neex nag ci xol mais moo gën xale bi dund ba màgg war a toll ci ut kayit wala toll ci am ay carte d'identité yu ni mel wala toll sax si jàng ñu ne ko amoo kayit te fekk na yaay ji amoon na possibilité daal di déclarer doomam wane ne kii sama doom la maa ko jur loolu kenn weranteewu ko waaye xëy na baayam jëlul ay responsabilité am xam nga loolu luy avantage bi luy avantage bi mooy bu demee ba papa ji xelam dellu si ko mu yedd boppam wala ay mbokkam yedd ko ba mu xam ne kii kat sama doom la maa ko jur su boobaa dañu ñëwaat ci mairie bi rek daal jàkkaarloowaat officier d'état civil bi def lu ñuy tuddee reconnaissance moo gën a yomb ci façon bi nga xamante ne nii bu fekkoon dafa toog ba délai bi passé déclaré wu ñu gone googu mu war a dem tribunal di yéeg ak a wàcc
et cetera mais bii dafay ñëw rek directement ci officier bi ñu defal ko reconnaissance daal di yokk turam changer santu xale bi def ci santu baay bi donc loolu jàpp naa ne question bu am solo la te léeg-léeg dañuy bëgg di waxtaan ak askan bi ci wàllu boobu. jërëjëf tontu bi leer na jàpp naa ne il faut que ñu xaw ca duutaat encore baaraam pour wax ne xale bi juddu ak ku mu mënta doon ak nu mu mënta judduwee am na droit ci kaw loolu ginnaaw ba ñu matale li nga xamante ne nii war nañ kaa matal ca weneen wàll mooy këyit yi ñuy laaj pour ñu war a def déclaration boobu bu motee rek déclaration bi war na mën a am mais dañuy faral di dégg aussi ñi nga xamante ne nii dañuy juddu te judduwuñu foo xamante ne nii am nañu structure bu officielle bu ñu juddoo maanaam ci maternité ci dispensaire ci hôpital judduwuñ ci fenn donc ñooñu par exemple seen cas ñoom aussi nan lañ koy traité. waaw ñooñu aussi bon ñooñu la ñuy tuddee le plus souvent des enfants trouvés ñooñu aussi ki nga xamante ne xëy na moo ko gis waaw bu fekkee ne sage-femme bi la wala policier bi la wala gendarme bi la en tout cas wala sax délégué de quartier bi n'est-ce pas da koy ñëw déclarer ko au niveau de l'état civil auprès de l'officier n'est-ce pas kooku aussi pratiquement moom ak cas enfant naturel bi rek ñoo bokk àtte n'est-ce pas xëy na li xaw a jafe rek foofu mooy mënuloo wax ne diw mooy baayam wala diw mooy yaayam waaye dafa am droit wala devoir ñu daal di koy déclarer xëy na sax utal ko tur utal ko sant mais tout en sachant que kii nii kat c'est un enfant trouvé. Un enfant trouvé aussi dafa am droit mu daal di am këyit au même titre que les enfants biologiques wala les enfants conçus de manière normale naturelle n'est-ce pas donc ñooñu aussi daanaka ñoom ñoo bokk àtte su ko defee l'agent assermenté particulièrement sage-femme bi wala médecin bi wala docteur bi en tout cas ñii nekk xamante ne ñoom ñoo nekk ci milieu boobu te yàlla dogal aussi ñu for xale bi n'est-ce pas dañuy ñëw déclarer ko en tant que agent assermenté ñëw déclarer gone gi voilà de concert sax avec l'officier xëy na mun nañu trouver benn tur daal di koy jox xale bi mais bis bu ñu demee aussi ba ay waajuram réagir également su boobaa voilà ce sera au niveau du tribunal pour mun ñoo dimbale parce que man mun naa xëy benn jour rek ne xale ma maa ko jur mais man en tant qu'officier wala en tant que chef de service état civil dara wonu ma ne kii déclaration yi may wax déclaration la yu dëggu wala yoo xamante ne nii teguwul ci dara daal kon foofu tribunal moom moo ñuy dimbale pour mun ñoo wan ne carrément kii nii kat déclaration yu ñu wax ay déclaration yu avéré la am déet. foofu daal li ñuy jàpp mooy bu melee noonu il faut que yoon dugal ci loxo. bien sûr di ko dalee ci délégué de quartier bi ba egg ci tribunal bi il faut que ñëpp dugal ci seen loxo. pour que loolu mën a am. mais am na beneen cas yi tamit ñi nga xamante ne nii dañuy matu accoucher fekk egguñu ci benn structure de santé xale bi juddu na am na papa am na yaay mais amul certificat de naissance comme li ñu doon wax sànq amul certificat de naissance amul certificat de d'accouchement boo xamante ne nii war na koo mën a yóbbu cas bu mel noonu bu amee tey par exemple kooku tamit ay waajuram nan la ñuy def ba war ko mën a déclarer. waaw kooku moom parce que particularité mooy amul certificat d'accouchement. foofu yoon dafa wax ne bu fekkee ne amul certificat d'accouchement na am ñaari témoins yu ko gunge ñaari témoins yu certifié que ne kii nii kat xale bii nii Moussa mooy baayam n'est-ce pas Ndey Faatu mooy yaayam damaa joxe rek noonu ay tur ku mu tombeel rek ñu jéggal ma waaye pour wane ne rek xale bi kii mooy baayam kii mooy yaayam kon bu amee ñaari témoins moom moo gën loolu lañ ci soxla pour wane ne pour mu mun a remplacer ne certificat d'accouchement xam nga certificat d'accouchement bi lan mooy avantage bi mooy dina la jox xale bi ñuy déclarer ndax góor la ndax jigéen la kañ la juddu fan la juddoo ban heure la juddul kon yooyu information yëpp da koy tëxëñ bind ko ci kayit bi waaye li ci gën a neex mooy da koy signé def ci tampon pour wane ne lii mu bind information la yu leer nañ maintenant comme mënul am loolu docteur bi di mu tudd waajuru xale bi nga xamante ne nii xëy na demul woon ci benn structure de santé day ñëw ànd ak ñaari témoin
daal di ñëw ci mairie bi jàkkaarloog état officier bi daal di koy wax situation bi su ko defee ñaari témoins yooyu ñoom ñooy remplacer certificat d'accouchement bi. waaw loolu am na solo te jaadu na ñu leeral di wax yu mel noonu nit ñi gën ko xam parce que par yenn saa yi di nga gis ñoo xamante ne nii dañ doon wax ne bu fekkente ne nii xale bi juddu na amul certificat de mariage da ngay am certificat d'accouchement du moins da ngay am problème mu déclarer ko ba tax ñenn ñi duñu sax jéem a dem déclarer mu yàqal leen lu bëri au bout de 6 ans ba xale bi war a dugg école du dugg école wala bu duggee école muy continuer di am ay problème ba abada parce que ay këyit yu baaxul lañ koy jox et cetera donc loolu ma mujjee wax aussi bëgg naa ñu ñam ci tuuti rek pour wax ne këyit yu bon yi waaw këyit yu bon yi diggante nit ñi ak këyit yu bon yi leen di defaral surtout ñi nga xamante ne nii ñu ngi topp ay gone ñoo xamante ne ñu ngi ci école yi ñu ngi par yenn saa yi ñu indil la kaawu benn xale ne la moom de dañ koo déclaré woon am na këyit mais dañoo delluwaat ñu ne këyit bi baaxul yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci état civil yi lu ngeen ñu mën a wax ci loolu. temps boobu boo ci nekkee fourchette boobu boo ci nekkee këyit yu bon yooyu ngay wax n'est-ce pas. du la gaaw a dal. parce que ñi nga xamante ne ñëpp ñooy ut ay këyit ñu ne la man sama këyit jàng naa ba nangam wala dem naa fii ñu ne ma këyit bi ñu ma jox baaxul c'est parce que bañ ci tolloo def ñu déclaration bi donc boo deful déclaration bi aussi te bëgg am këyit. di nga xëy na boo ñëwee fañ ko war a déclarer ñu constaté ne temps de déclaration bi passé nañ ko kooku bon gëmuma ne di nga mën a am kayit leneen li mooy ñi nga xamante ne carrément dañu jaar ci beneen voie bi wala xale bi jàng na ba benn moment ñu ne léegi dañuy wàññi atam parce que am na 15 ans wala am na 18 ans loolu pour commencer yoon nanguwul loolu parce que yoon nanguwul benn nit mun a am ñaari identité. tey nga judd 2005 bu subaa nga judd 2009. retaillé maanaam waaw retaillé xam nga affaire bi nekkul piis boo jàpp rek wala tubéy boo jàpp cëkk na ma rek wala gudd na ma naa ko retaillé ba mu gën a baax déedéet. mais dafa nekk loo xamante ne ni tey bu amul kayit bu fekkee ne amul kayit musuñu koo déclaré fenn kooku yoon xëy na mun na koo dimbale mu mun a am kayitam mais à travers peut-être les audiences foraines wala sax ñu constituer ko dossier mu daal di dem tribunal te loolu pour ça dafa laaj mu am lu ñuy tuddee un certificat d'accouchement un duplicata wala mu am lu ñuy tuddee photocopie carnet de santé bi nga xamante ne bi ko yaayam ëmbee moom la doon ci loolu la doon visito carnet boobu ñu photocopier ko boole ko ak kayitu juddu papa ji carte d'identité photocopie carte d'identité papa ji boole ko ak photocopie carte d'identité yaayam ak ñaari témoins yi nga xamante ne nii xëj na magee nañ xale bi lu weesu fukki at donc yooyu dañuy dajale bu ñu ko indee ci mairie bi ñu defal ko dossier composé d'un certificat de non inscription à la naissance n'est-ce pas boole ko ak requête bi nga xamante ne moom lay àndal daal di ko yebal tribunal ñu may ko kayit ni mu valable ci naissance noonu la valable ci décès noonu la valable également ci mariage yooyu yëpp xëj na kayit yi ñuy indi ñoom ñuy ute rek waaye démarche bi benn la waaw foofu leer na kon jàpp naa ne ni ñu ko waxee noonu rek la que doomu aadama bi moom ak état civil bi li ñuy naan histoire bu gudd la ndaxte diggante ba boroomam di waaj a juddu sax bu ñu neexee ñu waxee ko noonu fa lay tàmbalee ba egg fi nga xamante ne nii fa lay sàngoo suuf kon loolu moom boor boobu leer na leneen li des li nga xamante ne nii xëy na mën nañ ko cee dolliwaat moom mooy wax ne état civil bu ma déggee li ñu wax li yëpp mën nañ jàpp ne moom mooy tax ñu mën a xàmmee doomu aadama bi ci biir askan ba mu bokk ci biir réew ba mu bokk tey boo waxee identité ñu bëri dañuy dul lëkkale identité ak immatriculation donc est-ce que loolu mënuñu cee ñamal tuuti par exemple wax ne doomu aadama bi ni ñuy immatriculer kër yi di ko immatriculer oto yi noonu la ñuy immatriculer doomu aadama yi pour ñu xam exactement li nguur yi di defal seeni askan buñ ko waree def fan la ñuy basé wu pour mën koo def loolu aussi en quelques secondes su fekkee mën ngeen ci ñamal ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ñuy déglu. waaw grand dama yaakaar ne xëy na bon pour ñi nga xamante ne am nañ carte d'identité bien sûr bu ñu xoolee seen carte d'identité rek immatriculation boobu ngay wax da nga ko fay gis dafay fës foofu
ndax chiffre bi nga xamante ne moo nekk ci carte d'identité bi te ñu naan ko numéro carte d'identité wane na lu bari xëy na nit ñi xamuñ ko ndax premier chiffre bi mooy 1 wala 2 loolu mooy déterminer ndax góor lam jigéen n'est-ce pas 3 chiffres ci topp donc bu ma jëlee kaaw Dalifort 937 la n'est-ce pas 937 mooy code état civil bu Dalifort boo demee centre principal bu Dakar bi nga xamante ne man fa laa amee kayit 751 la n'est-ce pas 751 déedéet 756 mooy bu Grand Dakar beneen Grand Dakar mais centre principal bi nga xamante ne moo ne nag Gaspard Camara baal ma mooy 751 nga jël yeneen ñeenti chiffres yu ci topp n'est-ce pas mooy at bi nga juddu wala at bi nga amee kayit moo xam jugement la wala xëy na yéex nañ laa déclaré nga judd par exemple 2009 fin décembre 2009 ñu déclaré xëy na janvier 2010 kon xëy na sa at bi nekk foofu ak at bi nga judd mun na am différence tuuti. beneen mi ci topp nga xamante ne c'est composé de 5 chiffres lu ci ëpp ay 00 nangam boobu moom mooy sa numéro d'identification ci sa registre ba nga bokk. numéro boobu moom mooy registre bi nga xam ne mooy sa numéro bu ñu la mën a xoolee. tey boo ñëwoon ci mairie bi nga ne numéro 355 de l'année 2010 boo demee ci rayon archive da nga xam exactement fan nga koy seet. mais bu fekkee da nga da nga introduire sa machine bu fekkee ne pour ñi nga xamante ne dañoo informatiser seen ay données boo ñëwee nga def 2010/355 facilement da lay génneel nit ki nga xamante ne moom loolu. kon immatriculation boobu dafa yàgg ci doomu aadama kër yi am nañu numéro oto yi am nañu numéro terrain yi am nañu numéro n'est-ce pas téléphone yi sax am nañu numéro. kon doomu aadama aussi yàgg naa am numéro dañ ko lu xam rek kon loolu aussi peut-être c'est important ñu wax ko mais ci loolu aussi la état bi sukkandiku pour mun a def lu ñuy tuddee exactement estimation de la démographique maanaam ñu xam doomu aadama yi ñaata lañ. parce que ñun état civil dañuy liggéey ak direction nationale des statistiques et de la démographie tey suñu paree suñu statistique dañ leen koy yónnee ñu xam ñaata nit doomu aadama ñoo judd ci at bi. ñaata góor lañ ñaata jigéen n'est-ce pas mais aussi dinañ xam ñaata mariage moom moo fi am n'est-ce pas dinañ xam également ñaata doomu aadama ñoom ñoo génn àdduna moo xam góor la moo xam jigéen la donc yooyu yëpp ay information la yoo xamante ne dina tax direction de la statistique et de la démographie ñu mun a xam Sénégal ba waxtu bi ñuy toll lim bi ñaata la kon état civil buñ koy wax daal solos bu mu am ci doomu aadama kenn mënu ko maanaam àdduna bi mënul dem sans état civil. loolu leer na monsieur Diatta ma ne ko wax ji leer na nañ di tënkaat tuuti rek pour wax ne kon nit ki ak état civil dund moom moo leen boole. kon ba nga judduwee ci kayit bi nga xamante ne nii moom mooy li ñuy naan extrait de naissance la déclaration à la naissance moom mooy bii di njëkk pour doomu aadama bi en question bay mujj moom mooy certificat de décès. yàlla na yéex pour tout le monde waaye ci diggante bi am na yeneen këyit yi ci nekk yi tamit wax nga ñu ko moom mooy lu mel ni comme certificat de mariage mu ngi ci diggante bi lu mel ni comme certificat individuel parce que am na fooy dem nga war a déposer dossier dañ lay laaj est-ce que am nga njaboot wala amoo njaboot dañuy bëgg nga fësal ne yow mii célibataire nga donc ñu ne certificat individuel am na sax su ma juumul lu ñuy tuddee am na papier boo xamante ne affaire célibat la concerné xaw ma ndax am nañ ko fii certificat de célibat donc boobu tamit am na te loolu tamit ba tey ci nit ki la concerné donc bu loolu rombee ñu wax certificat de vie collective nga xamante ne nii loolu boo xasee ba taxawal njaboot dañ lay laaj par yenn saay boo nekkee ci yenn liggéey ne la këyit boobu na nga ko indi boobu boo ko indee dañ ciy dëxëñ yow ak sa njaboot bi nga xamante ne nii moom la yàlla may ki gën a tuuti ba ki ci gën a mag loolu moom mooy certificat de vie collective kon ñu xam ne état civil du certificat de naissance rek wala certificat de décès rek wala certificat de mariage rek kon am na yeneen këyit yi ci nekk waaye li ñu gënoon soxal ñun tey moo nekkoon waxtaan ak askanu Dalifort lu jëm ci déclaration de naissance ndaxte gis nañu jafe-jafe yi nga xamante ne nii moom la ci suñu njaboot di am parce que ñun ñoo njabootee gone yi man samay njaboot bu ñu muccee ci yenn problème yi am na keneen ku nekk sama wet koo xamante ne nii njabootam muccul xoolal rek lan moo gën a metti xale tey mu jàng
dem ba egg ci benn niveau bi nga am BFEM am bac nga pare nga xëy benn jour war a uti ji waat kayit pour uti ji liggéey wala demaat ci beneen niveau bu gën a kawe nga dem ñu ne la sa kayit baaxul lan moo gën a metti loolu amul dara lu ko gën a metti kon ñuy wax ne ñun ñoo ci war a taxaw que muy bàjjenu gox yi ciy liggéey boo xamante ne nii bu mucc ayib xam nañ ko délégué de quartier yi ñi ngi ciy liggéey boo xamante ne nii bu mucc ayib la xam nañ ne am na yenn volontaire yoo xamante ne nii mën nañ leen tuddee ay relais communautaire wala nga jaar ci association yu mel ni comme entraide communautaire bu Dalifort nga xamante ne nii ñu ngi def seen kéem kattan ngir xale yi génn ci métit boobu njaboot gi génn ci jafe-jafe yooyu vraiment ñu ngi ñaax ñëpp profité ci ñaax ñëpp ñu gën a taxaw ñu xam ne xale yi buñ leen ci taxawewul ëllëg ak si biir coono yi ci ñun rek lay teguwaat ndaxte nga fay ñeen fukki dërëm su ma juumul ñeen fukki dërëm pour nga am kayit dafa gën a yomb. non te ñeen fukki bi sax maanaam déclaration bi amul fay. déclaration bi en tant que tel. pour nga déclarer sa doom. doo ci fay dara. loolu moom mooy wax ji. xëj na li ñuy comparer fay bi. mooy boo ko déclaré ba pare. extrait yi ñu lay jox. timbre yi ngi ciy teg. xëj na moom mooy jar 200 francs. te loolu xëj na bon loi moo wax loolu wala délibération municipale moo wax ne. droit de timbre bi 200 francs la. waaye fay bi déclaration bi en tant que tel. doomu aadama bi ki nga xamante ne en tout cas waajur du ci fay ñaari dërëm. et di profité waaye di wax ne. wax dëgg yàlla état civil bu Dalifort mu ngi disposé encore di ubbiwaat buntam ñëpp. di wax ne képp koo xamante ne am nga soxlay kayit maanaam kayitu juddu kayitu mariage kayitu nga nekk si dans les délais ubbil nañu suñu bunt pour que nga mën a ñëw def sa déclaration. nit ñi ne dañuy bàyyi ba temps bi passé. ñu ñëw bëgg a coûte que coûte vaille que vaille bëgg am kayit mu normal loolu mënul nekk li mën a nekk mooy xale bi judd na war nañ ko déclarer nañ ñëw ñu déclarer ko à temps kon loolu aussi dama ciy invité waat ñëpp ku ci nekk vraiment daal ci góorgóorlu bu baax xam ne pour ñu déclarer seen doom wax dëgg yàlla méttiwul te it mairie bi mu ngi nekk juste à proximité parce que bu njëkk da nga fa daan jógee dem ba Pikine dem ba Yaraax dem ba Grand Dakar pour que ñu mën laa déclarer waaye léegi mairie baa ngi nii ci sa weewu tànk kon nañu waaxu rek dem ci mairie bi vraiment ñu déclarer seen ay doom. donc leeral boobu daf ci baax li tax ma indi loolu mooy boo xoolee tey boo waree dem tribunal bu demee ba egg ci ñu koy yóbbu tribunal yow seede ya ngay yóbbu même bu doon benn dem la rek da ngay wax ay junni ndaxte di nga boo demee tribunal di nga fay frais de dossier wëlbatiku boo yóbbu seede yi pour ñu seede la enquête police bi foo jaar di nga leen jëlal taxi ñu dem ñu ñëwaat am na nu muy demee sax bu dee ay yette baa nga àndal wala séeréer yi bu tombeek añ bi passé foo jaar di nga leen jox benn téeméer wala benn ñaar téeméer bu ñu mën a jëndee plaatu ceeb kon kooku xam nga ne li ngay dépensé waat bu rombee délai bi dina ëpp ñaar fukk yoon wala fanweeri yoon li nga xamante ne ni moom nga doon def kon loolu dafa gën a ti leer ñuy gën a ñaaxaar rek di wax ne vraiment askan bi wax ji mënoon na fi gën a yaatu mais temps bi nga xamante ne ni moom la ñu amoon pour loolu daanaka daf ñoo xoj timis bi mu ngi waaj te bëgguñu mu ñuy fekk ci wax ji di wax monsieur Diatta lan mooy sa kàddu bu mujj. sama kàddu bu mujj mooy jaajëfal antenne communautaire bu Dalifort ci effort yi ñuy def pour que déjà sensibiliser population bu Dalifort ak askan bi de manière générale ci solos bi état civil am waaye solos bi nga xamante ne kayitu juddu am na ko ci doomu aadama rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk Dalifort. donc ñu ngi ciy béy seen waar bu baax a baax te bu ma waxee antenne communautaire da ngeen may aussi ma remercier seen partenaire di fédération Pencum Ndakaaru yi nga xamante ne xëj na ñu ngi jàpp ci liggéey bu baax a baax. parce que lii may nañu ñun occasion ñu mun a waxtaan bu baax bu yaatu ci état civil. doomu aadama yi gannaaw bu mu juddoo nañu gàddu ay kayitam daal di koy déclaré ji. bu ñu ko déclaré ci waxtu bi nga xamante ne ci dañ ko war a déclaré xale bu su màggee wax dëgg yàlla dina leen mere te man de wax dëgg yàlla bëgguma sama ay doom di ma mere parce que man merewu moo woon sama ay wajur jërë ngeen jëf ci recevoir bi. jërëjëf monsieur Diatta wax ji leer na ñun tamit ñu ngi lay delloowaat sant bu baax di wax ne lii rek lañ ci soxla woon que ñu jàkkaarloog askan bi wax leen ne li ñu jàpp ne dafa jafewul ndaxte. nga génn maternité nga jubal directement état civil damay faral di wax ci yenn waxtaan yi que ne ku ci nekk sa doom balaa muy juddu sax xam nga déjà ki nga koy tuddee kon nga jàdd ci sutura ca état civil ba
nga def déclaration sans laaj dara sax defal déclaration rek nga génn nga dem sa yoon saa yoo soxlawee nag nga dem ne bëgg naa ñu tiireel ma ñu defal ma extrait parce que loolu la ñuy tudde loolu moo tax ñu ne extrait lu ñuy jukki la donc ñu defal ma extrait bu boobaa yomb na ba bëgg a dee kon ñun ñëpp ñu ngi ñaaxaat suñu bopp di woowaat ñëpp ci kaw yoon boobu ngir ñu musal suñuy njaboot ci màgg fekk amuñu màndarga beneen bi ci nekk bi nga xamante ne nii jar nañu am këyit mooy nga nekk ci réew su wax jotee amuloo sañ-sañu wax ndaxte mënoo wone lii tax ñu xam ne man mii ci laa bokk mënuloo taxaw laaj sa benn àq amul benn yelleef boo xamante ne nii yow ñeme nga koo wone amul àq boo ñemee revendiquer kon jàpp naa ne état civil du mbiru caaxaan état civil du lu ñu war a sàggane ñun ñoo ci war a jàpp kon di jeexale fii kàddu gi di wax ne ñu ngi santaat encore bu baax a baax comme ni mu ko waxee pencum Ndakaaru di sant partenaire am Child Fund bi nga xamante ne nii moom moo ciy jàpp di tax ba xale yi mën a mucc ci yi ñuy wax nii di mën di am këyit di dem di jàngi école di faju ak yeneen yu mel noonu kon ñu ngi wax ne rek ñu ngi jox askan bi rendez-vous ci beneen thème incha allahu rabbi